bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala seydina muhammadin wa sallama. asalaamualeykum mbokku téléspectateur u Dakar TV. ñu ngi santaat yàlla di tàmbalee rek ci wax ne yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan marhaban bila hadadi. ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di tàmbaliwaat émission bii nga xam ni dañu ko door ci koor gi ñu di ko wax asraaru asawm les secrets du jeûne. bii di ñaareeli émission bi ñuy santaat yàlla mi ñu kàttanal dimbale ñu ba ñu fekk koor gi, di ñaan yàlla mu dimbale ñu ba ñu yeggale ko ci jàmm ak salaam te mu nangul ñu suñu koor te boole ko ca kooru xejjam ya. tey nag dañu fas yéene waxtaanee li ñu naan le véritable jeûne, aqiqatu sawm, lan mooy dëgg-dëggi koor. waaye balaa boobu dañu bëgg a laal tuuti ci racinu sawm, étymologie bi, sens yi nga xam ni ñoo tukkee ci baat bi, maanaam yax bi sens yi mu am, maanaa yi mu am. sawm day jël sensu racine bi ci boppam, day jël sensu s'abstenir, maanaam fekk sa téye sa bopp. Le sens de sawm revêt ce qu'on appelle le renoncement, renoncer à, s'abstenir, s'interdire, se taire, se lever. si sens yooyu yëpp baatu sawm da koy jël. s'abstenir booy nga téye sa bopp, téye bi dafa yaa, téye sa bopp ci lekk, ci naan, ci bànneex yi ak ci lépp. day signifier aaye sa bopp bañ a tàbbi ci mbir. baat bi da koy firi. day firi noppi, day firi yëkkatiku. baat bi dafa am relation ak yaxu baatu Ramadan, maanaam le mois de Ramadan ci boppam ak baatu sawm yax bi, ñoom ñaar dañu am benn relation bu ñu am. sawm di firi s'abstenir, s'interdire, renoncer, se taire, se lever, yëkkatiku, téye sa bopp, se fermer hermétiquement ci lépp lu dul sa borom. mu am relation ak Ramadan, nga xam ni Ramadan étymologiquement yax bi day firi luy lakke, quelque chose de brûlant. day firi embrasé, day firi lu tàng jër. tàngoor boobu noonu Ramadan di firi. te koor di sawm di firi téye sa bopp, renoncer, ñoom ñaar dañoo am relation. relation bi mooy boo jëlee ñaari sens yi, lële di firi téye sa bopp ak yëkkatiku, dépasser mbir, moo ngi yàqu Ramadan boo leen boolee nga xam ni racine bi dafay firi lu tàng jër luy lakke. koor day taxawee taxawaayu yëkkatiku ci kanamu tàngooru Ramadan. moo tax kooru tay gi am solo, dafa tàng. tàngoor woowu mu tàng Ramadan dafa mel ni kon nu muy gën a tàngee sa koor
di gën a am solo ndax day wuyu weer wi nga xam ni yax bi lu tàng jër lay firi quelque chose qui embrase quelque chose qui brûle loo xam ne day lakke la weeru Ramadan di signifier Ramadan ci boppam baat bi loolu lay firi kon koor gi tàngoor woowu muy tàng métit boobu muy metti ñàkk lekk googu ngay ñàkk lekk muy tar ñàkk gi ngay ñàkk tàbbi ci bànneex yi ñàkk gi ngay ñàkk wuyu sa ay désir nga xam ne dafa tar dafa metti tàmmoo ko woon li nga tàmmoon mooy lu la sa bànneex laaj nga jox ko boo xiifee lekk boo maree naan boo bëggee sëy boo amee sa ay désir daal di koy jëfe loolu nga tàmmoon te xañ ko sa bopp tar boobu doonu nga xam ni moo dëppook Ramadan luy lakke dafa metti yëkkatiku googu nga yëkkatiku ci mën koo muñ ci mën a dépasser mën a miin ñàkk lekk ci mën a ñàkk naan du la def dara ci ñàkk topp say désir ñàkk topp say bànneex yëkkatiku gi ngay yëkkatiku ni ngay élevé woo ba loolu du la sonal ba naturel ci yow ba nga tàmm ko loolu c'est ça le sawm loolooy sensu sawm moo tax relation boobu la am ak koor di luy lakke di Ramadan di lu metti di lu tar moo tax koor gu la gën a naaj bi gën a saf journée bi gën a saf nga gën ko yëg moo la gën a nangu lakke boobu muy lakke sawm di firi téye sa bopp téye boobu ngay téye sa bopp yëkkatiku googu ngay yëkkatiku relation boobu la am nga yëkkatiku ba mën a muñ koor gi mën ko attan mën ko tolérer ba du la caalit loo kon ñaari racines yi dafa am boo jëlee ñaari sens yi danga ci mën a déduire loolu danga ko ci mën a déduire sawm dina firi noppi se taire face à l'agression de l'ennemi face à la douleur métit ku tar ku nekk ci sa kanam nga mënoon cee wax nga noppi ci métit gu tar boo xam ne mënoon nga ko faj noon bi la agressé métit wi dal ci sa kaw sa ennemi dal ci sa kaw nga mënoon a riposter par la parole ou par l'action nga noppi ne danga woor koor day revêtir sens boobu se taire mooy nga noppi si la parole est d'argent le silence est d'or kon koor noppi googu muy firi day dëppoo ak kooru soxna Mariama la mère de Jésus bi nga xam ni yàlla da ko nattu woon ngir bëggoon ko teral devant la naissance miraculeuse de Jésus sans l'intervention d'un homme Mariama yàlla ci boppam moo jaarale kun fa yakkunam ci moom moo jaarale woon esprit ci moom soxna si ëmb te àndul ak góor loolu nekk lu yéeme lu kenn mënta layal bi muy dem bi mu yàlla defee mu am doom ba noppi di dellu ca dëkk ba alxuraan ne ko mange et bois et que ton œil se réjouisse si tu vois
quelque chose qui ressemble à un être humain, dis-lui que j'ai voué un jeûne. Je ne parlerai à aucun être humain. koor googu mu wooroon nga xam ni keroog aaya bi leeral na ni nee na ko lekkal naanal na nga bég boo delloo ca nit ña soo gisee nit bu bëggee wax ak yow rek wax ko da ngaa woor doo wax loolu kooram googu kooru noppi la woon noppi googu da ko noppi face à l'hostilité de son entourage maanaam nit ñi ñëwoon ci moom bëgg ko indil fitna bëgg ko attaqué soxna si dafa protégé wu il s'est protégé par son mutisme son abstention de parler kooram googu kooru noppi la tudd ci kanamu noon bi taxaw ci kanamu ki la bëgg a indil ay ci kanamu ki la bëgg a tuumaal ci kanamu ki la bëgg a indil ay jafe-jafe loolu di dëppoo ak hadiis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne le jeûne est une protection si l'un de vous jeûne qu'il ne tienne pas de propos indécents et si quelqu'un l'injurie ou l'agresse qu'il dise ce jeûne inni saïmoun nee na koor day kaaraange la protection la bu amee ci yéen kenn ku woor ba ñu song ko bëgg ko indil musiba na wax ne dama woor duma wax kon firi gi sawbu di firi noppi maanaam koor dafa am maanaawu nit ki ñëw di la agressé nga nekk ci weeru koor nit ki ñëw di la indil seytaane di la indil jafe-jafe nit ki la tooñ nga noppi ci bu boobaa indi nga maanaawu koor ni mu doonee noppi sansam boobu kon sens yooyu dañu ko ci bëggoo de indi ndax koor du rekk ni ko ñi sant gay jàppee muy bàyyi lekk bàyyi naan déedéet loolu mooy li ci gën a ndaw alxuraan moo ko indi modalité yi nga xam ni noonu la ñuy wooree leeral ko da koy bàyyi lekk ginnaaw bi nga xëddee ba ñu salaatu nga bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi ànd ak sa soxna ba waxtu dog jot nga dog nekkaat ci loolu ngay ne loolu c'est le jeûne du commun c'est le jeûne du corps ko loolu wóoru jëmb ji la sa wóoru jëmb ji asaka gi sa jëmb ji di génn la loolu boo ko defee tu es en train de purifier ton corps mu am beneen corps boo xam ne moom lañ naan le jeûne de l'âme le jeûne spirituel moo tax Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul wax la ne la le véritable jeûne c'est l'abstinence des organes il détourne l'homme de toute inconscience maanaam nee na dëgg-dëggi koor aqiqatu saw mooy daal nga fekk say cër c'est l'abstinence de tous les organes maanaam nga téye say cër muy ñëw ci étymologie baat ba s'abstenir téye sa ay cër ba
benn cër ci sa cër yi du tàbbi ci lu yàlla gërëmul. Les yeux doivent jeûner, tes oreilles doivent jeûner, ta bouche doit jeûner, tes mains, tes pieds, tes 7 organes doivent jeûner. te cër yëpp dañu war a jeûn. moo tax koor Sëriñ Tuba wax na la ne la koor gi bu jotee na nga bul wax ce qu'on appelle des propos indécents sa làmmiñ bu ci wax lu ñaaw fexeel ba lu ñaaw la nga doon wax nga woor ci wax lu ñaaw bul wax lu ñaaw ci sa moromu nit bul fen bul jëw bul di déglu ce qu'on appelle les insanités yu ñàkk solo yi yu doyadi yi boo wooree sa nopp kooruk nopp mooy nga bañ di déglu yu ñàkk solo yu la jëmewul fenn wala yoo xam ne di ci jëlee bàkkaar kooru bët mooy nga bañ di xool lu yàlla gërëmul bu ci sa bët yemee bu ci attardé wu kooru xel tu es défendu de méditer sur les interdits xel mi bu mu xalaat lu ñaaw c'est le jeûne des spirituels kon le jeûne des sens sa cër yi dañu war a woor l'ensemble de tes organes doivent jeûner maanaam dañuy fase lu ñaaw ci xool ci déglu ci xalaat ci wax ci dox jëm tu dois fuir les assemblées qui entraînent la perdition majalis sa shahaway boo wooree say tànk warta dox dem ci barab yu texe di sa loxo war de éviter di laal lu araam lu mel ni jël loo moomul wala laal loo xam ne dafa araam koor gu mel noonu day sellal nit boo wooree waruloo bëri trop li ngay lekk maanaam waxtu xëdd bu jotee waruloo feesal sa biir lool ci lekk waxtu dogit bu jotee waruloo feesal lool sa biir ci lekk moo tax Sëriñ Tuubaa ne la ne remplis pas ton estomac avant le début du jeûne suhuur mooy jamonoy xëdd laata juy salaatu bul ne remplis pas ton estomac sol ko ba mu fees pour journée bi nga bañ a xiif waxtu dogit bu jotee pendant la coupure waruloo bëgg a dabbu li nga lekkuloo ci journée bi yëpp lu ne nga lekk ko ba sa biir fees loolu tu n'as pas compris le secret du jeûne moo tax mu ne celui qui mange et boit à la satiété et se gave de sommeil est pareil à une bête de somme par conséquent il se prive de beaucoup de biens kuy lekk di naan di nelaw lu bari kooku dafa mel ni bàyyi ma ndax te ci biir loolu xaj na boppam ay ngëneel yu bare bari yu bari la xaj boppam nee na certains mangent comme des vaches pendant la coupure et aussi avant le commencement du jeûne. Comment prétendre jeûner alors que le ventre est rempli? Le corps ne peut pas veiller quand le cœur est distrait. am na ñoo xam ne li ñuy lekk day bari lool
nee na ci biir loolu comment prétendre jeûner nan nga mën a lekkee lu bare ba journée bi doo xiif ba pare nga ne da ngaa woor nee na bu loolu amee naka nga mën a ne da nga woor bu boobaa doo mën a méditer doo mën a veiller kon koor da cee bokk ci di veiller di tudd yàlla di def ay sikkar ngir gën a jege sa borom. Comment peut-on mentionner le Seigneur dans de telles conditions? Qu'Allah nous en préserve. kon koor secret ki jàpp ni laata muy dog laata muy tàmbali koor gi ci fajar gi dafa war a lekk lu bare bari dëgg la xëdd sunna la yonent bee ko digle mais waxuñu la yonent bi waxu la nga lekk yu diis ba journée bi doo ko xiif koor gi da nga ko war di yëg nee naa la Ramadan mooy la brûlure lu tàng luy lakke kon war nga ci journée bi nga yëg xiif di yëg mar di yëg tàngoor bi di élevé wu ngir mën ko dépasser du la teree vaquer à tes occupations du la teree def la nga doon def du la teree sikkar du la doone këlëb rek di nelaw am na ñoo xam ne xiif gi ñuy xiif pour daw ko méttitu ñàkk lekk beeg naan bi dañuy bëgg a nelaw la journée te yëg gi nga koy yëg ni da nga xiif yëg gi nga yëg mar gi ak tàngooru bëccëg wi te du la teree liggéey coono googu métit googu dafa bokk ci koor te loolooy secret koor te looloo lay purifier kon boo ooree war nga éviter nelaw yu bari passer toute ta journée à dormir boo ko defee da nga bàyyi lekk bàyyi naan rek moo tax Serigne Touba ne la bëri na groupe boo xam ne am nañu ci woor xiif kese lañ ci jëlee kon koor du rek loolu kon mbokk yi képp koo xam ne feesal sa biir def nga ko laata ngay xëdd booy xëdd ak boo dogee tu n'as pas compris l'esprit du jeûne moo tax Imam Ghazali ne quiconque met entre son cœur et sa poitrine un sac plein de nourriture reste voilé aux réalités célestes képp koo xam ne reggal nga sa biir guddi gi wala bi ngay xëdd yow day secret malakoot yi secret borom bi doo ko xañ nga ko sa bopp quiconque met entre son cœur et sa poitrine un sac plein de nourriture reste voilé aux réalités célestes loolu Imam Ghazali ko wax kon boo wooree moytul lekk gu bari ndax ni ma leen ko waxee woon ci émission bi passé seytaane koor mooy arme bi ci gën a gaaw ndax seytaane jëmbi seytaane ci boppam pour mu songu nit fi mu lay jaar mooy ci sa ay désir te désir li koy suuxat mooy lekk ak naan lekk ak naan gu bari googu day suuxat désir kon te désir yooyu bu amee sa xol day doon pâturage maanaam day mel ni benn tool bu naat boo xam ne seytaane ci lay ñëw di ci lekk bu boobaa tu vas rester voilé maanaam dañ lay yiir sa bëtu xol du tijjiku xam nga bët yi bëtu saayir la dafa bët boo xam ne moo ne ci xol bi nga xam ne mooy gis yi échappé suñu sens yi bët boobu moo mën a
gis ce qu'on appelle les réalités célestes bi Ghazali di wax li nga xam ni bëtu saayir yi mënu koo gis te koor gi ngay koor day loofal sa jëmb ji maanaam day doyadil sa jëmb ji sa ruu gi da koy ëpp doole ndax booy oor yaa ngi wàññi kàttanu jëmb ji yaa ngi wàññi sa kàttanu sens yi wàññi googu nga koy wàññi yaa ngi dooleel sa ruu sa esprit ndax jëmb ji ak ruu gi dañu fàtte siroo maanaam ñaari antagoniste lañ loolu dafa bokk ci secret or moo tax sufiyanke yi fonk koor di ko def ci lu dul weeru koor mu bokk sax ci méthode de réalisation spirituelle yi ndax koor day doyadil jëmb day wàññi kàttanu jëmb ki comprendre secret boobu du lekk-lekk gu bari bu dogee buy xëdd du profito ne naa lekk pour mu remplacer li ma war a lekk ci bëccëg bi ki comprendre secret boobu du ne naa nelaw pendant la journée ndax bu ma yëg métitu koor gi te xamul ni métit googu mu yëg bokk na ci li koy purifier bokk na ci liy doyadil jismem au bénéfice de son ruux secret boobu daf cee ne te ñàkk lekk gi wàññi lekk gi ak naan bi boo ko booleeg di tudd sa borom di sikar di méditer di jumtukaay yi nga xam ni moo lay yóbbu ci sa borom nga di ko def boole ko fikru yaa ngi dooleel sa ruu yaa ngi dooleel sa esprit bi ni ko Imam Ghazali waxee mën na dem ba conscient ci malakut parce que sa ruu bokkul ci alam bii mu ngi bokk ci alamu malakut kon le jeune di ma ko waxee woon émission bi passé da lay may nga tàbbi dans le monde dans le royaume céleste dans le monde spirituel parce que da ngay bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi bànneex yi foofu da nga koy nduwaleeg malayka yi moment bi nga ko defee bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi xool lu bon bàyyi def lu bon bàyyi xalaat lu bon yaa tu es à l'image de l'ange yaa ngi yëkkatiku di dem kon lekk geeg naan gi ëpp na di bari lool ak di ko dabu fi may ci dolli pour renforcer loolu pour gën ci indi ay leeral Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul benn jotaay bu mu mës a am nee nañ ma waxtu wi jot na kon boobu dama koy laf ba émission bii di ñëwaat di leen fàttaliwaat ni émission bi lundi lay am àllarba ak àjjuma 18h ñu rediffuser ko 22h tawfeex ak taysiir asalaamualeykum